gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyau ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk internet yi asalaamaaleykum waa Sénégal man Kona porte-parole des lutteurs en activité des lutteurs du Sénégal porte-parole des jeunes lutteurs ñoo ñëw fii ci Liberté 6 ñëw jaale si sunu papa sunu xarit sunu président d'honneur ki nga xamante ni tey mooy papa Tafa Gueye ñu ko doon woowee le tigre de Fass deuxième tigre de Fass jaale ko sunu maam jooju sunu papa jooju le premier tigre de Fass di Mbaye Gueye sunu papa Mbaye Gueye yàlla na suuf oyof ci kawam ñun association des jeunes lutteurs nag ci seen kàddu ñun ñëw nañ ànd ak sunu grand frère Balla Diouf président mobile 2 ki nga xam ne mooy Mori Cargo Agogo Ouña Ndiaye ak Ondu la Fou ak ñëpp ñi nga xamante ànd nañu ak ñoom kon ñu ngi wax ci seen kàddu di yët sunu papa papa Tafa Gueye le deuxième tigre de Fass sunu njaal boo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem ndax bépp combat bu ñu mës a nekk ci luy jëmale kanam làmb wala ci sunu carrière personnelle wala ci lépp loo xam ne rek luy avancer loo jeunesse bi la chaque jour ñu ngi ko ciy gis mu nekk benn référence benn icône ci làmb Sénégal benn icône ci jeunesse bi nga xamante ni mooy jeunesse sénégalaise kon tey su amee naqar jàpp naa ni axlu làmb yëpp ñoo am naqar waaye sénégalais yëpp ñoo am naqar ndax il a marqué sa génération bu mu fekkee ñëpp xam nañ ban taxawaay la amoon ci jamono boobu ñun ñëpp tey dañ ko doon idolaté wala suñuy frère doon ko idolaté ba tey ji ñu màgg ne kët ne jonn doon rêvé sax bis dinañ mës a ñëw toog ak moom kon tey yàlla su dogalee bis boobu ba ñu màgg tey bay deflante ak moom dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ñaanal suñu papa Tafa Gueye yàlla yàggal ko fi fanam gudd ba mel niw doj mu sarax bi yàgg ci loxoom ba lépp lu nga xam ne bëggal na ko réew mi bëggal ko Sénégal bëggal ko làmb yàlla defal ko ci lu kaye njottam kon nag ñun association des jeunes lutteurs ni ñu ñëwee fii noonu la ñuy ñëwee feneen noonu la ñuy demee ci bépp autorité wala bépp kilifa bu nekk ci làmb ndax ñoom ñii tey naan tegale bu jubee te daanuwul ba jiitoo jub tey sama papa Tafa Gueye tey taxawaay bi mu am si làmb ak reconnaissance bi mu am si làmb mu noon na bàyyi làmb tekki ngembam rek ne bàyyi naa mais il a créé des champions bi ñu ko defee champion ba pare moom il a créé beaucoup de champions ci Sénégal ak ci écurie bi nga xamante ni mooy écurie Fass yemul nag foofu ndax bépp mbër ñun ñi dañ ko côtoyer à travers l'association et dañ ko côtoyer tamit ci viam man mii di wax ak yéen suma papa damm na weeru kooru daaw pour wax leen na def lu rafet yi muy def sama papa bi ma jur man damm na ci weeru kooru daaw ñu entré ko fii CTO pendant plus de 1 mois presque moom mooy togg mooy yekk mooy def lépp soxnaam di ko indi muy dawal otoom di ko indi ba sama papa ñun ñii suñu yaay jaraaf yàlla na yàlla guddal fanam moom it ndax diñ naan derrière chaque grand homme il y aura forcément une grande dame kon suñu yaay jooju tamit maman jaraaf maman wu mbëri la sama papa tey manqué wul dara kon maa ngi lay yóbbante aussi sama njaalu papa ak sama njaalu yaay ak njaalu capitaine PK ak suñu famille yëpp ndax suma papa ba mu feebaree nekk fii CTO nga ni fii moo ma gën a jege bu dara jóge APEX di ñëw añ reer weeru koor fruit lépp sama papa daal nee na mu ngi lay jaale moom it ci turam maa ngi lay jaare ci turu association bi di la jaare aussi ci sama turu famille di la jaale ci turu sama papa ak capitaine PK ak ñëpp di la wax ni yàlla guddal sa fan di la wax ni aussi yaay sunu président d'honneur parce que ñun yaay platine làmb tey bu ñu wax làmb nga yaay zidaanu làmb ci Sénégal kenn mënul def dara ci làmb di la tëb suñ ko defee rek def nañ lu ñu warta def kon tey occasion bi dinañu may ñu delloowaat la sa wàccuwaay bi nga am delloowaat la cër bi nga xamante ni tey ak sacrifice yi nga mës a def ci làmb pour làmb jëm kanam tey reconnaissance boobu lañ lay jox daal di lay tappal médaille
président d'honneur de l'association des jeunes lutteurs di la wax ni aussi yaay le président de l'association des sages kon suñu la defee président d'honneur def nañ ko waa sage Papa Birame Ndiaye Papa Ibou Ndappa ak képp koo xamante ne yaa ngi ci association les sages kon nag ñu jël kàddu gi jébal ko président mobile moom it mu sànni ci ay kàddu. tey nag ñi ngi ñëw fii Liberté 6 station suñu kër papa suñu kër xarit suñu kër idole mun nañ ko wax ni ko woykat yi waxee mun nañ ko wax lépp bu ñu neexee ne ñaaña gay gànna ñaañaati gay gànna Assane Ndiaye na Moustapha Gueye jàmbaar doon na jàmbaar ko jaale si papaam magam xaritam association jeune lutteur déplacé wu woon ànd ak Balla Diouf suñu mag suñu xarit suñu conseiller suñu parrain ñëw jaale si parrain d'honneur association jeune lutteur boo xam ne bi ñu koy def parrain d'honneur tàgguwuñ ko woowuñu ko laaj ci xalaatam woowuñu ko xool ndax intéressé na ko intéressé wu ko mais ñun ñi koy def intéressé nañu comme Balla Diouf bi ñu koy def suñu magu association di ko def suñu parrain laajuñu ko ndax xam na ci dara wala bëgg na wala intéressé na ko ñun ñi koy def la intéressé ñu def ko tey nag làmbu ñàkk làmbu jooy wéet trop parce que damay wax ne ndaanaa ni dem nañ suñu papa Mbaye Gueye ñu koy jaale suñu papa Moustapha Gueye di ko ñaanal yàlla na suuf Touba woyof ci kawam yàlla na ko yàlla tàbbal ci àjjanay fi ci bureau association jeune lutteur vraiment ñu ñëwoon jaale suñu papa Moustapha Gueye di ko wax ne papa njaboot gaa ngi nii xale yaa ngi nii di bokk ak yow naqar bi di bokk ak yow méttit bi amaana sax bokk gee tax réew mi yëpp di jubal ci fii di la jaale si mais yow xam nga ne Mbaye Gueye yaa gën a tuuti li nga ci ñàkk xam nga ne buñ ko tegoon ci réew mi rek ku nekk war a jël lim am ci Mbaye Gueye boo moytul yaa ciy perte yow yaa dul am ndax ñi mu bégal wala ñi mu jëriñ ñi mu bokk la ci gën a tuuti kon nag dañu koy ñaanal lépp lu mu mës a def ci àdduna ñi ngi ñaan benn bi ci suñu borom njëkkay reconnaître yàlla na ko teeroo benn boobu tàbbal ko ci àjjanay firdawsi di wax ne am nañ contentement trop pour ñëw toog fii nii am nañ contentement trop pour ñëw ci lii waaye bëggoon nañ fay ñëwit ci leneen lu bokkul ak lii waaye day loo xamante ni fu ne dina fa dugg moom nag ñu xam ko ci làmbu ne xaarul kenn ci lenn lépp lu ko war ci làmbu li Kona seede ci moom tànk moo ci gën a tuuti Onde le Fou mi bi yaayam gaañoo xam naa ne Moustapha Gueye ba muy gëj ginnaaw raay boo moytul si ay 20 ans lay toll ak 25 ans mais otoom la yor di circuler ci ndox yeeg ci ruq yeeg fu ne xoolul oto bu xoosoo xoolul valeur oto bi mu yor ak lépp di kërti ba yegg kër Onde le Fou keroog la Onde le Fou mi njëkk a teg Moustapha Gueye bët kon bu ñu toogee it faaw ñu waxal ko loolu man mii di wax ak yow toog naa benn jour muy dawal otoom ba biir Grand Yoff jàdd ak ay caméra am ñëw laajte ñu ne ko salle bi mobile daf fi nekk mu ñëw toog xaar ma ñëw mu ne ma entraîneel ma jël la ma entraîné mu jël ma ba pare ne ma bu subaa boo ñeetee entraînement del def lii ndax da nga am doole te tamit képp ku nekk Sénégal nekk jeune lutteur ku ne xam na ne bu dee benn fan jëriñu ko ci Moustapha Gueye moo xam nga seetaan ko mu def loo xam ne da nga faa jóge jàng ko ba mën ko moo xam ne nga toog ak moom mu wax la loo xam ne boo ci jaaree gis nga njëriñ mu doon mbër moo xamante ne ni tey waroon naa mën a nekk milliardaire mais bu ma yeboon ñun mbër yee tax mënul am ñun ñoo tax mënut a am ndax gis nañ ni muy dundee ak écurie bi mu nekk dama koy wax nag dama naan ko bi Mbaye Gueye góorgóorloo ba génnee Moustapha Gueye moom ba ko goree tax bu génnee woon kenn bu ko neexoon mënoon na cee yem ne ndax man kese lañ génnee woon mais écurie la génnee moom écurie ndax bu Balla Diouf toogee nii Papa Sow toog tey boo geesoo gis Lac Rose gis Forza gis keneen kenn du ci doonay Mbaye Gueye moom mii mooy doonay Mbaye Gueye mais ñooñu ñëpp doonay Moustapha Gueye lañ kon moom wàcc woon ak làmb bu ko neexoon mënoon naa yem foofu mais ba tey bàyyiwul xale yi ndax gis ngeen Serigne Ndiaye mi nga xam ne ci mbappat rek la nekk arène sax amagu ci dara amul coono bu mu dul daj ci moom làmb ka deseel mais deseelul dara làmb ñuy lancer état Sénégal message direct ne ko kii nekkul koo xamante ne daa war a toog di bind ay audience nekkul koo xam ne dañoo war a toog di ko xaar mu wax ci télé bi pour ñu ñëw laaj ko lu mu bëgg lépp loo xam ne dañ koy décider ci làmb waxuma président CNG ministre des sports moo war a dawal otom ñëw kër Moustapha Gueye laaj ko ci xalaatam tey bokkul ci ancien ya bokkul ci ñu démb ña bokkul ci ñeneen mais boo ko tuddee woon arène nationale nit du ci teg baat boo ko tuddee woon kenn du ci teg baat ndax ku ci nekk xam ne ñañ ko war a tuddee yëpp yeeyaloo nañ ko ñëpp a ko mérito waaye def na fi li fi ñooñu def xëy na kay njëkk koo def la ñuy xool wala mujj koo def kon na ko làmbu delloo li mu am na ko làmbu delloo li mu moom ñun de association jeune lutteur pare nañ pour lu ñu mën ak lu ñu mënul te xalaatuñoo dugg ci lu ñu yëgul xalaatuñoo def lu mu yëgul du ñu ay xaleem wala ki ay doomam lañ yu ko dénk suñu bopp doyloo xalaatam nawloo ko def ko muy suñu papa sàkkuwul nag si ñun lenn mais ñun ñoo sàkku ci moom def ko suñu président d'honneur pour mu leer ci bopp Sénégal yëpp
ne luñ ko dégg mu wax ci association jeune lutteur ñun ñoo ko bëgg lu mu ci def ñun ñoo ko bëgg bu ne ñëwoon ñu tas ko tey ñu tas ko tey ay doomam ñooy wax ak moom ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp. di ko wax ne nag njaboot gaa ngi nii ñu ngi saaku ci yow ñaan balaa sa xalaat ñu ngi saaku ci yow say conseiller di la wax ne na nga xam ne lii sa association la na nga xam ne li ko tax a jóg yëpp lii ñuy wax ni sax amaan du discours fii waaye c'est juste comme jot du am ku ne xam ne moom ak ay charge ak nu mu demee ci ay programme am bu ñu amee occasion wu toog ak moom rek day laaj ñu lancer yenn message yi wax ji bëri na suñu kaw te dañoo nekk ay xale wax ji bëri na suñu kaw te dañoo nekk ay ndaw ci làmbu mais ñu lay wax ne dénk nañ la suñu bopp ndax coow li bëri na fi mu ne gars yi ñi ngi jël suñuy wax di ko diaboliser lu nekk ak sénégalais yi ak population yi ak nitu làmbu yi ak ménageurs yi te amaana ñun li ñuy xeex wallaahi bu demee ba sotti li ci mbër fayeeku ménageur dana ko ci fayeeku promoteur dana ko ci fayeeku CNG dana ko ci fay amateur bi seetaan ci làmb sax dana ko ci fayeeku ndax dina seetaan làmb buy neex lii rek la ñuy kaas ñëwuñu pour attaquer kenn muy état muy mbër muy CNG muy kenn mais c'est juste dañoo gis injustice bu nekk ci làmb ñu toog nekk ay ndaw xam ne tey ñun waxuñu nag dañuy réussir ci làmb loolu yàlla ko xam mais tey maanaam làmb toll na foo xamante ne nii ku ci nekk ku ne war ngaa mën a am loo suturloo ndax làmb dafa métti des fois nga toog gis sa moroomu baay bu génn ci télé bi di waxee noo xamante ne ci doomu aadama da ngay xam ne du kóllëreem du xaritoom du luñ jëflante du lenn mais métti waaye jamonoo ko topp ba tey day baaxal ku mu mën a doon mu baaxal ko na ko yàlla dénk teraanga rek loolu nag métti waaye jamono moo koy def tey ñu ngi ñuy diaboliser ak promoteur yi papa tey ñu ngi ñuy diaboliser ak CNG bi te pourtant ñun ñoo njëkk a toog kaasal promoteur ne arène nationale bii waruñu ko moom muy suñu alal ñu jël promoteurs yi ndaw yi di leen ko loué ay 2 millions nangam ak ay lii teguwul fenn ci ay promoteurs yi ndaw yoo xam ne dañuy doog a ñëw mais loolu ñuy kaas noonu intérêt promoteur la ñun ñoo njëkk a toog ne Bira Sène bu ñu ko falee président CNG nañ ko bàyyi mu doxal li président di doxal waruñoo d'accord ne Bira Sène lii ci lii la koy yëgee nañ ko jox cëram loolu ñuy kaas pour Bira Sène la mais ñun ñoo ci tegaat ne promoteurs yi nga xam ne mënuñu nañ toog te xool luñ mën a gérer ci làmb ndax moroo mën a tëgg làmb jël mobile 2 fay ko 100000 yëkkati ñetti bolok bu ne 200000 jox ko ne ko jaay ko jël sa avance mobile 2 jaay ko versé si la 550000 jël 50000 francs muy avance am bu fekkee làmb foofu la nar a tege wax dëgg yàlla coonaa ciy ëpp njëriñ te làmb nag am na coono waaye dafa war a am njëriñ ñu lay wax ne association jeune lutteur loolu moo fi nekkoon seen tànk jaale si la di wax ne ñoom ñoo yëkkati seen enveloppe bii nii di ko xeeb lool di ko teg ci suñu loxo mag Balla Diouf mu sànni ci ay kàddoom joxal lañu suñu njaal. waaw salaamaaleykum waaw xanaa li ñuy njëkk a def rek mooy joxe suñu njaal ci suñu papa Mbaye Gueye jox ko ki nga xam ne nag mooy de référence de tous les jeunes lutteurs du Sénégal ki nga xam ne tey moo ñu yar tey kër gi fii duñu fi gan fii la ñu màggee fii la ñu tetalee sànq mobile dafa wax bu am solo mu ne moom daa créer écurie dafa génnee écurie dëgg la ñun ñëpp fii la ñu génnee ci biir këram fii lañ daa nekk suñu yaay jaraaf duñu toppatoo fii lañ daa regroupé boobu amuñu sax 100 francs ñu yóbbu Médina fii lañ daa nekk fii lañ daa lekkee di fi añee di fi defee lépp sunu mbër fii la dooree fii la ñu gëmee ne mën nañ nekk champion ci wetam donc grand ñi ngi lay jaale suñu papa Mbaye Gueye di ko jaale Sénégal di ko jaale suñu bopp lii nag suñuy rakk ñi nga xam ne ñooy les jeunes lutteurs vraiment ñëw mu néew mu bëri dajale seen Dakar ak seen xorom ne lii daal moom mooy doon seen tànk ñu teg ko ci loxo ki nga xam ne c'est le tigre de Fass ki nga xam ne tey Sénégal Kona wax na ko léegi Tapha Gueye nekk na koo xam ne ci làmb ba mu bàyyee bëre ba léegi loxoom mosul génn ci làmb gaaw ndax ku yéex ñàkk Siobati quincaillerie en ligne bu mag bi ñëwati na lépp lu jëm ci wàllu sanitaire moo xam siège anglaise la ak ay yëfam am nañu ko revêtement sol et mur biir ak biti bu taaru lool électricité bi itam mi ngi en place façon lumière boo bëgg am nañu ko waaye fàttewuñu benn yoon plomberie ay tuyaux ak robinet yu mucc ay façon peinture boo bëgg am nañu ko. képp ku ñu bëgg contacter mën ngaa jaar ci suñu site e-commerce bii da ngay def www.siobati.com wala nga wooñu ci 78 457 96 92 wala 77 103 65 65 Siobati votre quincaillerie de référence.